ñu fal démocratiquement c'est-à-dire que dafay wax daal comme ni ko Pape Malick Ndour waxee woon rek nañ fi jëlee Diomaye ñoo déggee kàddu yooyu. nga xam nga kàddu moom bu jibee nañu xool d'abord kan moo ko wax ki ko wax mooy ki fi doon fecc ca biir assemblée nationale ndax dañu bëggoon wàññi mandat Macky Sall bi mu nekkee député muy fecc maanaam bu dee fecc boo xoolee da ngay gis màggataay bi maanaam dafa lay wóor ni kii mag la du waa du ko kii dootu xale waaw di fecc ci assemblée nationale kooku xam nga fulla ak fayda moom dañ koy jël teg fee kooku moom bu waxee tey normalement waroon na nekk ci kurusam ci wérd wala mu jàppi julli te bàyyi politique xam nga lu tax yow bu fekkee yaa ngi fecc ci mbir moo nga xam ni kooku nga doon fecc di ko contre mujj na jël réew ma waaw ba kooku ñu jëlee ko fi nga nekk rek di wax ku lay déglu personne ne va l'écouter premièrement deuxièmement dañu war a di sanctionner yenn façon kàddu yi parce que moom amul solo moom Doudou Wade waaye xale bii toog di sama doom moom day déglu te bu déggee koo xam ne dafa mag ba ay ridd yi taxaw muy wax yenn wax yi moom day jàpp ni wax boobu wax bu waxu la donc l'exemplarité bi nga am ni la pédagogie par l'exemple bi mu war a joxe Doudou Wade du ko joxe ak koppateem bi nga xam ni waaye à chaque fois boo gisee rek ba mu ni feccit noonu la woon ak kolam waaw kii bu dee wax vraiment kenn du ci bàyyi xel mais nag procureur bu ma doon moom dinaa autosaisir woo ko ni ko waaw yow appel à l'insurrection bii nga def wala ngay caricaturer un chef d'état nii nga xam ni véritablement man bu ma doon Bassirou Diomaye Diakhar Faye du ma ko baal ça buñ ko woowee ni ko dafa ñàkk teggin chef de l'état bi nga xam ni ñun ñoo ko fal nga xam ni ñun la ñàkk kersa ndax wax dëgg yàlla ñun ñoo am confiance ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye fal ko kon bu dee wax loolu wax day rafet keroog woo naa nit mu am lu mu wax ma woo chefam ni li mu wax maanaam dara nekk ci waaye wax day rafet kàddu buy génn day nekk kàddu goo xam ne dañ koy woddu wante nag on n'attendait pas moins de ces gens-là nga xam ne il n'existe même plus sur le plan politique wax la ñuy woddoo donc véritablement kenn du ci bàyyi xel. mais bon moom j'allais pas dire que homme d'État la mais en tout cas nekkoon na ci parlement bi ndax moom moo jiite woon Sénat bi ku xam état la d'une part en fait c'est-à-dire que comme ku xam doole yi ak cëslaay yi nga xamante ni moom mooy président de la République du Sénégal pour yow lan nga jàpp moo ko animé xëy na lu warul nekk personnel quand même lu tax muy waxee nii est-ce que jàpp ni dafa xool environnement bi jàpp ni Ousmane Sonko mi ñu digal Diomaye ñoom ñaar ñëpp defaguñ fi dara ci réew mi ak na mu war a doxee yaakaar gu tas xëy na nekkul ni moom lay waxee. non parce que ñoom bañ fi nekkee la yaakaar gënoon tas ndax au moins ñi ñu ngi jub ñu ngi jubal ñu ngi jubanti ñoom ba ñu ñëwee fekk ñu dette bi 20% mooy en 2000 lan lañ fi liggéey lu dul di jël ay nit di leen enrichir di def corruption concussion achat de conscience seen gouvernance moo topp Macky Sall parce que les vieilles habitudes de gouvernance yi mu doon ànd ak Wade moom moo continuer donc PDS ils n'ont pas droit au chapitre nañ toogi ña ca baax ñépp génn nañ fa ña fa des di waxi néew mooy ñi nga xam ni ils sont morts politiquement alors aujourd'hui li muy wax pour feeñ la pour yow nga wax ci pour yow nga commenter ko bu dul woon loolu yow di nga tudd Doudou Wade doo ko tudd xam nga nit dina wax musiba pour nit ña ñëpp commenter ko turam jëm ca kaw xam nga ñoom Abdoulaye Wade loolu leen jàngal politique il faut exister même boo doon saaga ñu naan yow la saaga bi ni mu jaaree saagaal rek ñëpp di wax ci yow loolu ce n'est pas la politique je suis désolé politique mooy am fulla am fayda am jom am ngor comme Lions yi ni ñu demee taxaw ba indil Sénégal loo xam ni way wu dootul fay la loolu mooy politique waaye di def politique di wut buzz di wax du n'importe quoi tu seras tristement célèbre et Doudou Wade il est tristement célèbre mais et puis moom Moustapha Diakhaté ñoom ñoo toogoon ci plateau mooy kooku musiba la di ci wax mais ak fa ñu toog di wax waaw Pape Ngagne Ndiaye waaw bêtises yëpp fan lañ koy waxee
loo dégg mu garaaw fa lañ koy waxe télé boobu lañ koy waxe ña koy wax bu ñu toggee jataay ba xamal ni kenn amu ci fulla kenn amu ci fayda waaw xam nga yenn saa yi nit sol grand bu rëy ñëw toog maa ngi koy fàttaliku 26 mu am Moustapha Diakhaté ñëw di promettre ay affaire bala muy génn ndekki ni kii de xam naa ko lu mu wax du dëgg maa ngi nuyu ndekki maa ngi lay nuyu moom Moustapha Diakhaté xam na kuy ndekki ndax dafa jàgg diggaate foofu ci ñoom ndekki te la mu wax bu ëllëgee mu def leneen ñooñu dañ leen analyser seet leen seetantal leen ba jël leen teg leen comme tege léegi nag mën nañu nekk ci télé yi nga xam ni maanaam julo bu perte lañu télé boo xam ni da nga daan fay ay 4 millions 3 millions lu ne nga fay ka ñu changer régime matagul 1 an nga mel na julo bu perte maanaam nit ña di daw ndax munoo fay sa employé lan la nañu bàyyi bu ñu waxee rek ñu ni wëy man milliardaire la wala wëy man am naa ay tool wala man am naa lii wala damay bay yooyu nañu bàyyi di ko wax loolu boo ko dee wax souvent te fayoo les impôts yi nga war a fay normalement xamal ni yaa ngi nàmp deretu askan wi loolu il faut ñu leeral ko da ngay gis koo xam ni dafay taxaw yaakaar ni moom parce que bu ñu wax mu naan am na richesse mais richesse boo ko amee te la nga war a fay gouvernement fayoo ko la nga war a joxe impôt joxe woo ko yaa ngi nàmp alalu askan wi ba pare employé nga war a jël nga jël leen di leen fay lu misérable il faut faire attention ne bu ñu wax loo waay. mais bu demee ba naan le pays est en danger kàddu googu. lu nekk fii en danger. y a rien qui moom moo nekk en danger parce que nekk en danger mooy di am loo xam ni. moom nga daan am. ñëw amatoo ko maanaam da nga daan nekk assemblée nationale. ñu permettre la ngay fecc ci magum jëm. tey nga dem loolu yëpp ñu dindi ko amatoo benn privilège. léegi lu nekk ngay bëgg wax. pour attirer l'attention sur toi ñun taluñu ko. liggéey réew mi la ñu taluñu ko fexe ba askan wi gis seen bopp ci gouvernance bi la ñu taluñu ko fexe ba wàññi njëg yi la ñu tal. ñun de nii ñu wàññee njëgu gasoil bi ñoom toog nañ fi 104 dimanche moo suñu ko def amuñu le courage politique bu tax ñu koy def loolu c'est extrêmement important. nga baal ma mais bon les mots sont en quelque sorte lourds parce que quand il dit que ni ki fi nekk dañ ko dégager on est en danger nee na sax bon parce que même bu dee du yoon sax dañ ko war a lu moo dégager bi mu utiliser ki fi nekk dañ ko dégager ça veut dire que kan moo fi nekk ko ñu dégager. non il parle de Diomaye Faye dafa ni ki ko dénk. Ousmane Sonko moo ko dénk. mu ni Diomaye Faye mais moom mii bu juboon xëy na ñu dénk ko. bu defoon parcours politique bu baax xëy na ñu dénk ko. waaye li tax ñu bàyyi ko fi ak âge am bi mu am mag mat naa bàyyi ci réew. waaye nga am âge boobu nga am. munoo bokk fa nga xam ni foofu la ñuy tànne ba yow kenn tànnu la. kon amoo expérience. c'est extrêmement important. donc li muy waxu tàng xol. sauver la République par le coup d'État. La République traverse une période normale. La gouvernance est normale jot naa sama salaire maanaam. du dëgg yow mi waaw. kon kay tey dañuy noos. jeex na tey dañuy noos. noos dama lay wax kay dañuy noos. dama lay wax ni la jot naa sama salaire man. c'est-à-dire réew mu nga xam ni. nit ñi ñu ngi jot seen salaire normalement. yow nga nekk fële doon nga lekk xaalis maanaam. sa mbokk moo nekkoon président de la république nga mel ne yaa moom Sénégal. tey loolu dakk nga bëgg ñu tànqal mbow bi day arrêté. parce que réew mi réew dëgg la. réew yoon la. man de bu dépendroon ci man. yu mel nii ak wax yu mel nii day dakk tout de suite. parce que boo ko defee dinañ la woo. te bu ñu la woowee. emprisonnement bi ñu lay def. au moins di nga dem 1 an. te bu ñu la emprisonné tamit. du ñu la def comme ni ñuy emprisonné nga xam ne dañuy ñëw. mel na lu dugal si néeg bi di la jox lekk di la jox naange dañ lay yóbbu paquetage ca gaañam. guerrier yooyu ponkal yooyu mais du doigt de wala xalaat si moom paquetage. bien sûr kilifa la nag quand même. et puis kilifa waxul waxu kilifa. mag la quoi aussi. mais waxul waxu kilifa mag day yem place bu mag mën na nekk sursis ñu woo ko ni ko mais. wax lii nga wax mais bu doon man la xëy na mën na juum aussi. juum ci mag moo xam ne mu doy nii la. volontairement la wax li muy wax. et puis nit ki sax da ngay am loo magee nit. kii est-ce que matul Diomaye maam. sa sët. di joxe exemple di def jubal jubbanti yow ngay nekk dëngal ci rek la nga nekk
bañ la xamee ba léegi ci nga nekk kenn mosu la xam ci jub-jubal sa sët nekk jub-jubal lii ruslu na. c'est honteux. c'est donc une honte pour le PDS kii. dégg naa ñu naan dañuy kiiwaat PS sax dégg naa. ñu yàgg ñu nee nañu dañuy booloo. wooy mais defaraat. voilà bon ki nga xamante ni Toumani moom mooy Dame Mbodj également réagir na gis na ñu bëri ci ay kilifa Pastef ñu ngi réagir les propos avancés hier par le jeune Doudou Wade mais pourquoi mu koy qualifier un jeune. mais oui. Parce que mi ngi noonu les propos avancés hier par le jeune Doudou Wade sont d'une extrême gravité. Ils ne sont pas à prendre à légère. Ils méritent des enquêtes approfondies et une application stricte de la loi. L'on créera un précédent dangereux pour la République. Donc pourquoi man sax li ma ci gën a kii nee na daal moom nañu ko jàpp téye ko nañ ko téye ginnaaw jarul sax ñu koy bàyyi mu ñibbi. nga état mais jeune bi mu ko baaru jeune bi waaw yaa ngi wax lu am solo nga ne xam nga état. état dafa doon lu nga xam ne dafa am na muy fonctionner. am na ay propos yoo xam ni boo ko jëlee à l'encontre de l'État propos bi yaa ngi ko jël à l'encontre de tous les Sénégalais parce que état muy représenter tous les Sénégalais looloo tax benn nit bu waxee yenn wax yu mu warul wax je suis d'accord avec Dame Mbodj ci li mu wax ni dañu ko lu tax mu ni jeune aussi mooy ay waxu xale la fi wax c'est-à-dire du waxu responsable du waxu koo xam ni kuy am yenn âge yi la lii xale moo ko waroon wax Abdou Nguer l'aurait dit ma ni bon Abdou Nguer la mais koo xam ni yow dem nga assemblée nationale lii moo tax ñu daawoon du gouverner ñun koy loolu tax Sénégal tardé. gis nga lii rek boo ko définir da ngay xam lu tax Sénégal tardé. gën a tardé ci réew ñii ñoo doon gouverner ñii ñoo doon nekk ay député. ñii c'est des irresponsables. ce sont des propos totalement irresponsables et irrespectueux. envers le président de la République. la première institution du pays. dañu yabaate. on doit les sanctionner. mais Pastef est-ce que war na Pastef war na wax loolu Pastef amul lu ñu waxul Macky Sall Pastef dal nañ ci kaw Macky Sall façon dal bu nekk. mais Pastef bu fekkee dafa dal ci kaw Macky Sall daf ko teg ci ay arguments yu leer boo mënee Diomaye Faye fekk fi benn dette Diomaye Faye dafa ñëw fekk réew mi tegu ci yoon mu wàcce réew mi yoon kon boo waxee dinaa ko mën a gëm waaye yow ki ngay wax ba mu ñëwee ci bopp réew mi ba léegi mi ngi liggéey bu am solo ci mbay mi ci napp gi ci sàmm gi ci redressement économique par rapport aux gens yu nga xam ne dañ doon toog muy dox ba pare fekk fi loo xam ni ñoom ñoo ko mag Ablaye Wade mat la ka maam waaye Ablaye Wade 34% dette la fi bàyyi lam fi fekk ci dette matu loolu kon ñoom ñii bu ñu amoon fu la am fayda dañuy dem noppalu ci wala ñu wax lu baax gémmiñ bu mënul wax loo xam ni day doxal réew gémmiñ googu dañ ko war a tëj Macky Sall mérité que ñu koy wax luñ koy wax wala ñu koy def luñ koy def parce que Macky Sall dafa doon tëj ay nit régime am ñuy rey ay nit ba pare di jël suñu alal ba mu leer naññ kooku am nañu droit wax ko mais ki nga xam ni amul dara lu mu def loo xam ni dëng na ba mu mën ci teg baaraam ba ñu citer loolu parce que boo dee wax dara da nga koy argumenter mais gisuma benn argument bu mu fi teg bu wane ni président Macky Sall président Bassirou Diomaye Faye c'est le meilleur des présidents jusqu'à présent. voilà mais bon ba léegi nag ci ay réaction en tout cas pour le moment gisaguñu benn convocation boo xam ne dafa tegu si ndoddam donte interpellation yi mi ngi bëri ki nga xamante ni mooy Waly Diouf Bodiang Toumani ma ngay wax tamit moom nee na Waly Diouf Bodiang comme à son habitude également Waly Diouf Bodiang mi ngi wax nee na le prototype du vieux tricheur qui a raté sa vie et qui cherche à emporter tout le pays dans son échec je ne pense pas qu'il faille le poursuivre jarul sax ñu koy topp ndax moom dafa raté li nga xamante ni moom mooy dundam le manque de certaines substances récréatives engagerait son pronostic vital il faut le laisser souffrir de voir Sonko à la primature et lui nulle part moom ci daaneel waxam tu sens que ni Waly Diouf Bodiang jàpp na ni ki nga xamante ni moom mooy Doudou Wade la personne de Ousmane Sonko moo ko dérangé mënul joxe beneen argument lu dul Ousmane Sonko lii la waxoon Ousmane Sonko lii mooy discours am lii ak lii ndax jàpp nga ne réellement loolu mooy problème bi moo ko Moustapha Diakhaté. le problème de fond mooy dañuy jéem a opposé wu et ils n'ont pas d'argument xam nga on ne leur a pas donné d'argument d'opposition aujourd'hui li fi nekk mooy sénégalais yi ñu ngi wax ci yeneen lu dul ci ñoom léegi bëgg na attirer attention ci moom je suis particulièrement d'accord avec Waly Diouf Bodiang mooy
kii boo ko inquiété. Ouais. boo ko ëffee mu dee ci kaso bi soxlawul am na koo xam ni. vraiment soxlawul sax di inquiété wu soxla sax di commenter. moi je crois que même certains commentaires. ne mérité wu ko. li ñu war a commenter mooy économie bi. li ñu war a commenter mooy politique saine bi. li ñu war a commenter mooy dette bi nga xam ni gàllankoor nañu ñu gàll ñu ko te du ñun ñoo ko leb. ba tey mu tax FMI ku nekk ñuy am ak moom problème te ñoom ñoo ko def. ñoom ñi fi jóge te bu ma nee Doudou Wade c'est la